asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna dal leen ak jàmm ak ci seen biir émission Yaay Kan tey nag ñi ngi fii ci biir Dagana ci biir impôt et domaine toog ci bureau Ibrahima Ndiaye mu doon le chef de service du département de Dagana nekkoon chef de service au niveau de Saint-Louis actuellement ñu indi ko au niveau de Dagana tey nag mu doon suñu invité bu njëkk ci biir Yaay Kan ñu doon nag ñu kontaan lool di ko recevoir Ibrahima ci biir Yaay Kan donc ñu ngi lay remercier di la jaajëfal ci nangu bi nga nangu doon suñu premier invité dama lay bàyyi Ibrahima nga nuyu askan bi. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di leen wax ma ni tamit kontaan bu rëy laa am te li ngeen def touché na ma trop parce que day wane ni am na fi ngeen ma teg man aussi fi mu leen teg moo ëpp foofu donc maa ngi nuyu ñëpp di am yaakaar ni échange yi dina jur dara ci lu positif incha allah. ginnaaw bi mu la nuyoo dalal la tatagal la tey nag duñu ñëw ci biir émission Yaay Kan. voilà Yaay Kan nag suñ ko waxee comme ni ko tur émission bi duppee rek war nañu découvrir kan mooy Ibrahima Ndiaye. bien que nekk nga koo xam ne kenn dootu ko présenté au niveau de Dagana ndax ñun xam nañ la macha allah nga doon nag un homme multidimensionnel doon royukaay si jeunes yu nekk day baax nag ñu leen di wane su ko defee jeunes yi di leen xam donc dama bëgg d'abord rek nga wax ñu kan mooy Ibrahima Ndiaye. su fekkee damay présenté wu dama naan rek Ibrahima benn sénégalais la. bi nga xam ni fii la juddoo nag Dagana. nekk Dagana fii nekk fii bokk ci dëkk bi yàlla suturaale ma aussi ma juddoo fii yaroo fi màggee fi donc bu may génn Dagana pour lu xaw a yàgg même lu ëpp weer dafa fekkoon boobu may dem université sinon sama humanité yëpp Dagana laa ko defee samay waajur bu góor di Lamine Ndiaye di sama référence bu wóor sama waajur bu jigéen di sama xarit sama galaaj sama binom di umul xayri di sama lépp bu fekkee mën naa présenté wu benn sénégalais bu dëkk Dagana bëgg Dagana moom laay présenté wu. donc Ibrahima d'abord dañu ñëw bëgg nga dugg ñu sa cursus scolaire. waaw parce que c'est primaire sa jaar wàllu jàng ba universitaire aussi. voilà tam bëggoon nañu xam nga indi ñu si tuuti rek. voilà donc man maa ngi dugg école en 1989. ci école Abdoulaye Lawa Wade nañ ko doon wax mais actuelle école Alioune Sarr donc Doudou Coulibaly ma koy monsieur papa laa ko war a wax wala professeur wala lépp parce que li am aussi mooy taawam suma xarit la sama doomu ndey la sama gars yëpp xamuy xalifa donc moom dafa ma jàngal ba pare nekk sama papa donc maa ngi koy saluer au passage di ko wax ni àdduna du yàgg mu ba ma fàtte matin octobre boobu may dugg classe am ak lu ma defal yëpp donc loolu incha allah duñu ko fàtte moom moo ma jàngal CI ba C2 moom après Ndofène ñaa moom aussi ak monsieur Ba yëpp nekk ñi nga xam ne dañu bokk sama formation CM2 maa ngi fàttaliku CM2 la ma Ndofène ñaa yoroon mu nekk ki nga xam ne aussi monsieur ñaa Ndofène ki nga xam ne moom da la doon imposer ni da ngay jàll force donc loolu ci pédagogie mu la bokkoon da la doon gëmloo ni fii boo yegsee ba fii jàll rek waaw par tous les moyens donc loolu aussi daf ko def si ñun ñaari jëmm yooyu ba ñett nit mënul fexe ba ma fàtte leen mooy sama papa Doudou Coulibaly monsieur Ba ak monsieur Ndofène Niang maa ngi leen di nuyu ñoom di leen wax ni seen élève bi maa gën a mais du fàtte li ngeen ko def donc loolu mooy sama primaire defuma jardin alxuraan laa njëkkee bi ma amee yaakaar naa 4 ba juróom seen kër moo tax nga nekk sama sëriñ ñaari yoon ak yow sama sëriñ la sa borom kër suñu sëriñ la donc kër caareen di sama ay nijaay ñoo ma jàngal alxuraan fa laa tàmbalee am lu mu fa for après si laa dugg école Alpha Mayoro Wele CM Alpha Mayoro Wele laa defee sama 6e ci mbaaxu yàlla en 1996 en 99 si la am BFM voilà donc en 2002 lycée Alpha Mayoro Wele laa amee ba ci mbaaxu yàlla donc cursus scolaire bi mi ngi noonu primaire lycée collège université ma dem université Cheikh Anta Diop li may wax ni su ma koy wax sama xel day dem sama xarit yi c'est mes amis de toujours ils se reconnaîtront ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu te nañ gëm ni mën nañu invité gum rek mais ku nekk si ñoom man gëm naa ni yaa ma gën nekk royukaay ndax lépp ñoo ko bokk te si lépp ñoo ma ciy gën xarañ voilà donc bu ñu demee université en 2002 je me rappelle
ma dem fac droit droit daf mës passionné def ko donc def am fa laa amee dëgg pour la petite anecdote deuxième année droit dama ko reprendre waaw loolu dafa nekkoon lu xawoon diis ci man parce que ci mbaaxu yàlla xaw ma reprendre classe mais ndeke suñu borom moom lu mu ñu dénkoon jogo ci muy muñ ci mbaaxu yàlla deuxième année boobu yu bari xaw na ci waaw j'ai senti benn déclic ndeke reprise ni ma reprendre année boobu sax ndeke moo waroon bokk ci sama formation ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu te nañ gëm ni mën nañu invité gum rek mais ku nekk si ñoom man gëm naa ni yaa ma gën nekk royukaay ndax lépp ñoo ko bokk te si lépp ñoo ma ciy gën xarañ voilà donc bu ñu demee université en 2002 je me rappelle ma dem fac droit droit daf mës passionné def ko donc def am fa laa amee dëgg pour la petite anecdote deuxième année droit dama ko reprendre waaw loolu dafa nekkoon lu xawoon diis ci man parce que ci mbaaxu yàlla xaw ma reprendre classe mais ndeke suñu borom moom lu mu ñu dénkoon jogo ci muy muñ ci mbaaxu yàlla deuxième année boobu yu bari xaw na ci waaw j'ai senti benn déclic ndeke reprise ni ma reprendre année boobu sax ndeke moo waroon bokk ci sama formation donc loolu dama ciy profiter rek pour wax ni parfois nga yaakaar ni dara diis na fekk ci ginnaaw xéwal a ngi donc fa laa amee dëgg maintenant ci mbaaxu yàlla ci même année boobu ma la doon wax ci bi ma reprendre ci laa jàll ENA ci mbaaxu yàlla def section impôt et domaine bon bi ma paree ENA servir na dinañ ci dellu j'ai servi à Dakar pendant 4 ans après si laa ñëw Saint-Louis bi ma ñëwee Saint-Louis toujours ci parcours cursus scolaire universitaire bi ma ñëwee Saint-Louis dama continuer sama jàng droit parce que man droit daf ma passionné. waaw lan moo tax droit passionné la noonu. bon man dama gis juste que kooku peut-être c'est naturel ci man. mooy que man dama bëgg lépp lu may wax ma am fu mu ko teg même bu fekkee j'ai pas toujours les arguments. ok te loolu droit dama ko màggee te dafa am ñi nga xam ni. peut-être dafa façonné sama gis-gis ci droit. sama papa Assane Seck sama xaritu papa la mooy papa Lamine Seck. moo njëkk tuddee sama papa doom chaque jour yal na ko yàlla yërëm ci barke yeneen bi en 98 la laaxu da daan ñëw suñu kër da doon dem tribunal di seetaan ay jugement bu daan ñëw on discuter. dama doon gis ñu doon argumenté et naturellement ma bëgg droit waaw. pare derrière am naa yeneen carrière moo bëggoon waaw mon rêve c'était d'être un diplomate te yooyu da ko doon permettre nga am ko donc naturellement laa dem defi droit te yàlla suturaaloon ma ay philosophie français te amoon naa ci benn niveau donc looloo taxoon ma def droit. D'accord. léegi bi ma amee dëgg bi ma ñëwee Saint-Louis di servir je m'étais dit que incha allah bëgg naa ma dégg au moins maître en droit. waaw yàlla dimbale ma ci aussi ma dem université waaw fa laa amee maîtrise ak yeneen fekk fa ay dagano yi nga xam ne maa leen magoon mais ñoom aussi ñu jàpp ci fa laa amee maîtrise waaw après laa def am naa master 2 en gestion de projet waaw te pareegu ma parce que man aussi dama ko amul moo tax dama bëgg a xam-xam quoi. donc résumé voilà le cursus. voilà donc ça montre juste que nii rek xam-xam du doy. et puis jàng aussi du wees. waaw loolu tamit ndaw yi war nañ ko xam. foo mënti toll rek bu la neexee mën nga continuer. di yokkaat sa xam-xam. donc vraiment c'était très important que nga wax cursus bi nga jaar. donc dañuy xam ne affaire amul secret. lépp jàng la donc ndaw yi loolu bàyyi leen seen xel bu baax a baax. Ibrahima bëggoon nañu ñëw wax ñu tuuti si administration bi nga xam ne si nga nekk di évoluer muy impôt et domaine nekk fii au niveau de Dagana te amaana ñu bëri sax xamuñu lan mooy njëriñam ci biir Dagana. waaw man damay am fierté am mbégte di leen présenter sama administration pour vous dire que dañ nekk administration ba nga xam ni bon disons entre guillemets discrète mais mu am rôle bu am solo ci réew parce que impôt boo gisee lan nañ ko mën a définir ci wolof mooy ku nekk li nga am tolloo ko mën nga ci def sa loxo pour dëkk bi jëm kanam waaw une prestation pécuniaire requise des particuliers à titre définitif sans contrepartie pour la couverture des charges publiques c'est ça la définition de l'impôt donc boo xoolee lan moo tax ñu koy def mooy ku nekk li la yàlla may ci wërsëg
nga am loo ci comp def ko ci keesu état bi pour état bi taxawu askan bi donc yow acteur nga yow mi koy joxe ba pare nekk bénéficiaire loolu yeneen problématique lay poser loolooy impôt donc pour faire pour dire que dafa nekk li nga xam ne mooy permettre état bi am pas-pas am koom-koom pour taxawu askan bi loolu mooy impôt. D'accord. léegi am nañu beneen mission mooy mission gestion foncière mais mission boobu aussi mooy domaine ku am terrain et cetera loolu aussi boo ko jëlee après xam naa dinañ ci ñëwaat day dellu si ci mobiliser ay ressources pour que état bi dafa mel ne tey borom kër bu nekk ci këram bu fekkee mën naa ko def image noonu nga ni que lan la impôt représente ci yow day wax impôt mooy li nga xam ne dama koy dajale pour dundal sama kër donc loolu war nañ xam solo bi léegi nag ñun suñu démarche dama war a préciser ni amul lenn lu ñuy def te loi tegu ko. D'accord. waaw l'article 67 de la constitution moo wax loolu. moo wax ni ñun lii mooy suñu rôle suñu mission mais nii nañ ko war doxalee c'est-à-dire que ñun suñu liggéey comme liggéey administration yëpp dafa tënku ci suñu comportement su suñu gis-gis su suñu doxalin. donc loolu xam naa dinañ ci gën a yaatal. mais bu fekkee mën continuer foofu rek. voilà dama bëggoon nga duggaale foofu rek. continuellement les missions de l'administration. très bien loolu tamit day baax ñu am si benn aperçu. une mission fiscale comme nu ko turam waxee. mooy lan mooy loi bi daf ñu jox matukaay jox ñu doole pour ñuy wax ñan ñoo war a fayee benn ñuy wax nan nañ koy fayee bu fekkee am na contentieux bu ci am ñu gérer contentieux bi ba pare contrôler leen. D'accord. ba pare xool nan nañuy recouvrer impôt mën naa ko wax ci wax bu gàtt. mooy que tey dafa mel ne tey benn entreprise taxaw loi bi lan nañu sant ci moom mooy ñu xool ndax day fay impôt wala ndax lu muy liggéey yii la war a fay impôt loolu mooy njëkk suñu paree ñu ni ko yow lii ngay fay ci impôt su fekkee moom ci nu muy doxalee nangu na wala mu ñàkk nangu surtout dafa am procédure ba nga xam ni contentieux la tudd bu mu mën a doon kooku ñun la yoon may ñu saytu contentieux boobu loolu bu paree dañu war a xool ndax ku déclarer lu muy déclarer loolu la war a déclarer benn est-ce que ku déclarer lu muy déclarer moment bu mu déclarer la war a déclarer mooy les délais et les prescriptions léegi nag li ci des mooy contentieux boobu mi ngi ci mooy loolu mooy contrôle bi léegi nag bu ñu defee loolu am nañ beneen mission mooy fexe ba kooku lu mu yor war ko jox état bi nag mu jox te loolu am nañ ay pouvoir yoo xam ne mën nañ ci wax lu gën a simple mooy am na ñu bare ñi nga xam ne dañuy collaborer ak ñun donc mën nañ jaar ci huissier mais arme bu gën a wóor ñun bu ñu am mooy lu ñu tudd avis à tiers détenteur mais loolu c'est l'extrême au cas où doomu aadama bi décidé mañ fay par exemple benn Ibrahima bu yor entreprise ñu am données yëpp damay rappeler ni dañu war a am sa données compte bancaire yëpp dañ ko war a am c'est pas indiscret dañ ko war a présenter loolu boo demee tey ba ñu dem ci benn phase ba yow buggoo fay mën nga fay buggoo fay yoon dafa ñu jox ñu ni banque bi Ibrahima lu mu am foofu verse ko donc loolu arme la ba nga xam ni amul kenn ki nga xam ne bëgg nga ñu yegg fa mais ñun aussi du li nga xam ne dañ koy téye nii rek pour di ci sonal nit ñi parce que ñun suñu mission du sonal nit suñu mission liggéey la comme liggéey yëpp amul dara lu ci extraordinaire dañ koy teg ci yoon d'autant que ñun yoon moo ñu encadré parce que ñun suñu bopp dañu am ay obligation donc loolu mooy suñu mission bu njëkk mooy la mission fiscale maintenant la mission de gestion foncière mooy domaine bi nga xam ni Sénégal yëpp ko bokk ñun ñoo koy gérer mooy suuf si mooy karas maanaam tey képp ku am dara ci suuf ñu fexe ba encadrer la ba nga am ko ci anam yu wóor maanaam tey si tey ñaari nit ñu war a jaayandoo benn terrain ku nekk xam ni kii moomoom terrain bi keneen moomu soo amee benn terrain fenn wala nga am leneen li nga xam ni c'est rattaché au sol par exemple doomu aadama bi yëpp xam ni am nga garantie yëpp ni yow yaa ko moom loolu aussi suñu mission la ak loolu lu muy jur parce que bu ñu waxee sax ci investissement en général investissement ci suuf lay samp donc ñun bu ñu gérer
foncier boobu. ak anam yu wóor dañuy garanti waale ñi nga xam ne dañuy investir ci suuf donc principalement ñun ñaar yooyu mooy suñu mission. mais ñun képp ku am acceptation pour fay sa impôt dangay nekk ki nga xam ne ñun dañ lay encadrer d'ailleurs loolu mooy esprit bi ils doivent le dire am na benn programme bu ñu tuddee yaatal nag te ji yokkute kooku programme ba nga xam ni en 2020 nañ ko suñu administration teg. mooy day permettre ba doomu aadama yi ñu fexe. ba ñoom ñu xam impôt bëgg impôt di ñëw di fay si seen impôt. te loolu ay moyens lay laaj ñu taxaw ba nga xam ni. képp kuy sénégalais même boo ko yittewuloon ci saa si di nga xam ni impôt bi man la fi nekkal. léegi boo amee benn besoin ci impôt. mu nekk lu yomb pour nga ñëw traité ak ñun. soo waree fay nga xam ko li ñuy wax ci tubaab consentement à l'impôt ba gëm ni da nga war a fay. parce que impôt sans pour autant que ñu lay woo naan la kay fay. loolu mooy ñu ñëw envers toi. waaw loolu nag ñun lu ñu ci jublu mooy fexe ba mobiliser parce que dafa am benn plan stratégique pour mobiliser les ressources. d'accord loolu dañuy bëgg ba Sénégal yëpp bokk. Sénégal yëpp dugal seen loxo ci mbir mi parce que amuñu beneen mbir lu dul compter suñu bopp pour développer suñu réew. am na beneen axe. bu plan yaatal boobu. mooy gestion foncière bi. ñu fexe ba gëmal nit ñi ba ñu nangu ni suuf si ak nu ñu ko mën a gérer. day indi investissement. donc ñu assurer leen ni suuf soosu ñuy investir. ci la société di implanté wu ci la ñii di bay et cetera. ñu sécuriser leen ko. donc loolu mooy esprit bi loolu aussi moo tax ñu nekk fi. donc pour résumer suñu rôle mooy fexe. ba ñiy fay ñi impôt. ñëw fexe ba ñu xam ni fii seen kër la pour ñoom ñuy fay mais fexe ba ñu fay lu ñu war a fay parce que amul sens tey doomu aadama war fay 1000 nga fay la ko 100 francs waaye aussi amul sens te loolu du suñu rôle. nit war fay 100 francs nga fay la ko 1000 donc loolu aussi suñu rôle la bokk. su fekkee day contester ñu encadrer ko mu contester. parce que day am. ba pare ñu xool nan lay fayee. léegi nag lu mu war fay. du am sens tant que fayu ko loolu tamit suñu rôle. d'accord ku war fay 100 francs fay 100 francs ku war fay 10 000 fay 10 000 ku war fay ay millions fay. donc bëggoon naa xam Ibrahima itam ba xam di ngay rencontrer ay difficultés. ci sa wàllu liggéey. bon en tout cas dafa am li nga xam ni ci àdduna la bokk. donc liggéey moom àdduna dundal rek la. da ngay liggéey parfois nga am ay difficultés yu ndaw. mais franchement fii on déroule bien. waaw fii parce que la population surtout du département man gisuma ñu am benn attitude ba nga xam ne day wane ni dugg ñu fay. en général ñu xamuñu ñoo ci ëpp. il m'arrive souvent ay nit woo ma ni ma dégg naa fii ak fii ngeen nekk wala lii dañu bëggoon ñoo fay loolu bare na. mais dans tous les cas ñun aussi si suñu biir liggéey. difficulté bi du rëy trop parce que ñun am nañu moyen pour que ku bëgg a fay ñu jàppale ko mu fay. mais aussi am nañu moyen pour que ku bëggul fay ñu fexe ba nga fay. dañ koy def ci kaw dañ koy def ci dal dañ koy def ci yar ak teggin parce que loolu aussi obligation on doit être professionnel c'est pas que da nga am benn parcelle de pouvoir. d'accord que ngay dal ci kaw nit ñi wala nga leen di xañ jàmm. loolu vraiment difficulté particulière amuñu ko fii. on essaie de gérer on essaie de convaincre on essaie de dérouler li nga xam ne moom nañu fi teg difficulté particulière honnêtement. donc alhamdulilah. moo tax dañuy gis mois de décembre dañuy gis gars yi ci terrain bi. waaw may remarqué borom boutique yi tëj boutique yi daw. waaw voilà loolu xaw ma ndax mën naa ci ñëw. ñëw ci loolu moo gën tax ñu siiw. alors que suñu liggéey loolu est-ce que bokkul si lu gën ndaw. sous-estimé moo li gars yi di fay honnêtement. xeebu ma ko aussi. bien sûr mais loolu aussi gars yi dañ ko war a jàpp ni dañ ko war a fay rek. parce que en général ñun boo xoolee même lu ñu leen di fayloo dafa sore ak lu ñu war a fay. d'accord waaw par exemple boo jàppee benn boutiquier bu fay 25000. par année quoi. par année kooku boo jàppee ci jour bi day nekk 68 francs par jour 68 francs bëccëg day fay 100 francs wala marché. d'accord donc 68 francs impôt. ñëw ak trésor ñëpp mobiliser wu. boo xalaataa ni loolu. en général. bari na ñu fekk ci terrain bi ñu war fay benn montant suñu leen waxee lan la représenté par rapport ak année bi dañuy wax d'accord am na ñoo xam ne honnêtement da ngay ñëw duñu sax werante wala ñi dañuy fay. donc loolu aussi ça permet dañ koy wax li nga xam ne moom nañuy def tournée PPA moom nañuy wax patente 60% mairie ko moom 40% la état bi
ok donc impôt boobu impôt kii la quoi. hybride la. d'accord ça permet état bi ak collectivité locale yi am na yeneen impôt yoo xam ne moom la ñuy wax impôt locaux yooyu collectivité locale ñoo ko moom comme la contribution économique locale. valeur locative contribution économique locale valeur ajoutée yooyu collectivité locale yi kese ñoo ko moom. donc impôt aussi dafa am benn rôle boo xam ne day dooleel état bi. mais di jàppale waale collectivité locale yi. man dama la gis nga nekk benn jeune boo xam ne da nga am attachement si Dagana. parfois dañ daan remarquer ndaw su nekkee si buntu liggéeyam le plus souvent ñoom dañuy préférer di nekk dans les villes. di bëgg ñu leen di yóbbu ay Dakar ay Saint-Louis yow ñu yóbbu la Saint-Louis nga demandé ñëw servir sa dëkk. muy Dagana donc man ça me fera vraiment plaisir nga wax askan bi pourquoi cet attachement bi nga xam ne am nga ko si Dagana. kenn man dama gëm ni sax ni mbaaxu suñu borom la. dëgg la parce que bëgg sa dëkk loolu mbaaxu suñu borom la. te waxuma ko pour dara mais dama gëm ni man bëgg naa Dagana te loolu aussi maa ñaan suñu borom yàlla bu mu nekk njistal yàlla na nekk li nga xam ne dama ko gëm. dafa am sama benn xarit bu mu mës a nettali nee na. dafa am benn professeur du ma tudd turam sax mi ngi Dakar kooku Thiès la jox Thiès la bokk Thiès mais chaque jour Thiès lay fanaan te am na kër yëpp Dakar mais chaque jour Thiès lay fanaan. bu ñu ko waxee mais lu tax coono bi yëpp mu ne moom dafa gëm ni lu tax mu nekk Thiès waa dafa am lu ci yàlla nam chaque jour Thiès lay xëy chaque jour Thiès lay fanaan. xëy na ñun yegguñu ci dimension boobu. mais yàlla moo ñu dimbale. ak sama génération yëpp nag. ça je le dis en pensant aux amis et proches. Dagana dafa am benn particularité mooy que képp ku fi dëgg. da nga koy sagoo. dëgg la da ngay bëggee Dagana loolu nag man dama gëm sax ni baati bi. parce que néew na ku dëkk Dagana nekk ci dëkk te du la wan ni man Dagana laa. bien sûr loolu ñoo ngi ciy sant. man nag dama gëm ni. nga ni ma Dagana waa nga loolu amul bàkk bu ëpp loolu la preuve dafa am benn anecdote bu mu leen di raconter dama mës a nekk Ndar am kenn ki nga xam ni dafa xaw a dese ngeen baal ci kàddu gi. léegi ma xawoon a jàpp j'étais trop pris ma koy romb ville xawoon naa jàpp mu mel na ku ko bëggoon a masku. ndeke moom gis na ma. mu ne mais kii du waa Dagana léegi bu ma nee moom kii du waa Dagana. dama kontaan ba on a resté plus 15 minutes. mu taxaw di wax lu ko neex mais on a échangé. parce que bi mu ma nee waa Dagana man dama xamatuma lan laay def dama bég dama firi. j'ai compris que kii à la limite psychologue la xam na fu may jaar. donc loolu aussi yàlla moo ñu suturaal. ñu jógee Dakar. te bi ñu jógee Dakar ñoo ñu seedeel suñu borom dañu xëy benn jour. ni ñun dañuy dem Dagana. ci mois yooyu ñu affecté nu sans sax ñu demandé ko Ndar. waaw bi ñu ñëwee Ndar tam benn jour laa xëy sama chef de centre ni ma Ibrahima yow yaay dem Dagana ma ñëwaat ci bureau mu ne ma dafa mel ne yaay dem Dagana ma ne ko chef de centre je suis prêt waaw bi ma ñëwee man Dagana. gëm naa ni li ma fi am ci sutura. di gis sama ay mbokk comme yéen. di gis des enfants ñuy grandir. di gis nos parents ñuy vieillir. nos proches ñu leen di jóge. man gëm naa ni bu fekkoon te loolu li ma gëm la su ne moon signal doo jógee Dagana nga liggéey ba retraité damay daw signé ji loolu laa gëm. bien sûr waaw parce que li ma fiy fekk ci xéewal li ma fiy fekk ci dal. li ma fiy fekk ci mbaax man mënuma ko wax sax. donc loolu li ma booleeg Dagana man dama gëm sax ni baatin la à l'image de ma génération ak ñeneen léegi am na léegi mënoon ngeen fi daje ak ñoom sax am na benn Dagana bi nga xam ne dafa indi ay livres pour booy Dagana yi plus de 2000 et quelques livres ñu ngi ñu gardé donc dañ ko doon réceptionné tey kooku yitteem yëpp mooy booy Dagana yi jàng on a un projet pour ça donc boo gisee tam ñu mel ni yéen aussi bëgg seen dëkk dafa am li nga xam ne daf ñuy dooleel ci bëgg su bopp rek moo am solo ndax nit aussi amul lu dul boppam. bien sûr képp ku ne ni gëm na la te gëmul boppam bul ko gëm. bien sûr waaw loolu moo ñu dee ak suñu ay waajur fi nañ bokk ki nga xam ne booy wàññi ñeenti waajuram yëpp benn koñ nañ dëkk. kooku boo fonkul foofu. xamu fooy yaay weere quoi. loolu moom dañ koy dëggal en fait voilà ndaxte Dagana moom en général bépp Daganois bu demee fenn day wane boppam. voilà je suis Daganois mu doon nag loo xam ne fierté li si ñun ñu koy sant yàlla bu baax a baax suñu dëkk bi dëkk bu ñu gëm la. te ñaan yàlla itam
mu nekk ci dëkk yi nga xam ni ba gën nañu développé ci Sénégal te loolu ñun ñoo ko mën ñun ndaw ñi te fas nañ si yéene bay suñu waar itam donc Ibrahima dama bëggoon tamit nga ñëwal ma si lecture ban lecture nga am ci situation développement wu Dagana. li ma gis mooy que situation bi mën na gën ndax fii dafa nekk dëkk ba nga xam ni dëkku agriculture la peut-être amul industrie et cetera foog ñu daje pour ñu defar ko dafa am léegi sama benn mag bu ma doon waxtaan ci suba si mu wax ma benn wax ba nga xam ne loolu dama koy garder dafa ni ma Ibrahima lu ñu war a def ku ko def du lu ëpp solo ndax def nañ ko moo ëpp solo lu ñu war a def ñun ku ko def lu moo ëpp solo ndax def nañ li ñu war a def te loolu dama ci woo sama bopp man di ci woo képp ku bëgg dëkk bi dañu war boole suñu doole dafa am benn borom xam-xam bu ni woon les idéologies m'importent peu je suis du côté de la dignité de l'homme dafa ni man gis-gis yi ak parloo bu lu ëpp solo lu ëpp solo mooy doomu aadama bi ci condition bi ñu fexe ba taxawu ko loolu yow boo ko defee sa bopp da ngay dem ba te man loolu laa gëm Dagana dañ ko war defar Dagana ku nekk si ñun bul xeeb sa bopp ci defar muy ministre bi muy DG bi muy kuy dawal saret muy ku nekk impôt domaine muy ku nekk ci këram yor siwum lépp loo mën def ko te faamu man aussi foofu li ma la bëggoon wax mooy tant que yaa ngi bëgg sa dëkk tant que yaa ngi bëgg ñu dëkk si dëkk bi am na yi nga xam ne si ngay nekk au quotidien mooy fexe ba lu war defaru rek nga defar mais situation bi des na te man gëm naa ne leader yi fi nekk ak jeunesse bi parce que ñoom kenn mënuñu defar suñu dëkk war nañu mën a toog waxtaan pour xool ñun fan lañ jëmee suñu dëkk lu waaye indi nag du doy ñu bañ nag parloo parce que yow man ak yow bu ñu seqee lii tey di waxtaan jarul man may xam foo bokk jaru ko man jarul ma ngay xam fu ma bokk bu fekkee defar rek moom tax a jóg dafa am benn borom xam moom bu ni su fekkee yéen ñëpp yéen a bokk fi ngeen jëm soo leen mënul ànd rek am na ko dëggu donc ñun nañ booloo defar suñu dëkk parce que nag des na mais am nañ yaakaar parce que am nañ jeunesse bu consciente buy jox am nañ jeunesse bu mën ñafe bu gëm boppam buy jox comme yéen donc loolu dañu gëm ni bu ñu taxawee defar rek waa affaire yi mën na gën a amélioré wu benn conseil boo xam ne dañu koy jox ñun ndaw ñi ñun jeunes ñi voilà ban conseil nga ñu mën a jox pour des jeunes ñi nga xam ne ñu ngi osé di entreprendre voilà man balaa may wax dara dama leen di sant ndax dafa am li nga xam ne dañ ko gëm gis nga doomu aadama bi amul dara lu ëpp ngëmam sama sëriñ sëñ Cheikh radiyallahu taala anhu day wax ni suñu borom dafa bëgg ko am volonté ndax moom mooy fekk fu dara newul mu def fa li nga xam ne danga yaakaar dara musu fa jox borom bi aussi mooy fekk fu dara ne mu neenal ko ba nga yaakaar dara musu fa am mais doomu aadama bi lu mu am mooy volonté ay Bill Gates bu ñu la waxee fan nañ commencé dangay xam ni ginnaaw ndimbalu yàlla pas-pas rek moo am solo dëgg la am na ña nga xam ne tey dañuy réussir mais pour parler jël exemple waa Dagana suñu cadre yi tey suñu entrepreneur yi mais laaj leen fan nañu commencé woon waaye juddooguñu ak ay milliards et cetera tey yàlla daf leen dimbale bu wér mais dafa am lu ñu gëm léegi nag nit ki li ma gis mooy sa rêve da nga koy jéem a réaliser exact te suñu borom mbaaxam ak yërmande weesu na nit di sabablu mu koy bañ dimbali mbaaxam weesu na foofu donc man li mu leen di wax mooy li ngeen di def noonu la mais ngeen xool noo leen koy defee parce que ñaari nit nekk ci biir di ci këti fekk su amee orientation yu ci war day xam fu mu jëm man loolu laa leen di conseiller te man ngeen xam ni ñun dañu fier ci yéen bu ñu gisee ni Dagana jeunesse am dafa mën ñafe am na ci sama benn poème bu ma naan Dagana je t'aime pour ta jeunesse ta fougue dynamique et battante voilà donc dañu nekk nit ñu nga xam dañu xarañ gëm seen bopp te loolu ñun suñu rôle sama xalaat bu gàtt mooy encadrer leen ba fu ñu bëgg a dem ñu ànd fa loolu mën nañ ci am ndimbalu yàlla waaw donc man dama leen di ñaax di leen wax ni ci li ma yaakaar état bi teg na ay structures yi nga xam ne mën nañ am sax yeneen possibilités yi nga xam ne ay Daganois ñooy xalaat tey say je suis très fier bu ma gisee ay Daganois par exemple de la diaspora qui se regroupe lu ñu am indi mais ñooñu orientation yu ñu mën def ci seen xam-xam ci seen am-am ci seen pas-pas mën na weesu sax xalaatu waa Dagana lu ñuy teg donc waa jeunes yi nañu teg
ñëpp ku nekk indi sa loxo kenn bañ xeet kenn. waaw man loolu laa gis man daal am naa espoir bu baax. am naa espoir voilà donc ñi ci gën a góorgóorlu rek. Dagana pour ñu mën am un Dagana meilleur. parce que c'est possible. voilà donc Ibrahima bëggoon naa itam nga population bi benn mot. parce que émission bi mi ngi jeex. parce que on dit que le Covid est là. ñu ci àdduna bi yëpp. lëmbee àdduna Sénégal actuellement mi ngi Dagana. voilà gis nañ itam loo xam ne jot nag fi def. ñu ci masawu mbokk yëpp di ñaan rek yàlla nag fi borom bi yemale. bi jaay na bi Moustapha. ban conseil ngay def population bi pour que ñu mën a respecter gestes yi ñu gaaw xeex lii di doomu jàngoro bi mën a jóge ci réew mi. voilà man li ma bëggoon mooy profiter ci occasion bi wax leen aussi. ni feebar bi dafa am. te lépp loo yóotu wala nga ciy jublu day fekk nga wér te ñaanuma ko yàlla ku ci wéré di woon doo tal toog fii di wax. non. te Covid bi. man gis naa ay doomu aadama yaa nga xam ni dañ koy raconter. bu mu leen dalee dafa nekk li nga xam ni mën na leen déstabiliser même bu ñu wéree Covid même boo wéree mën na bàyyi ay séquelles. dëgg la donc bu fekkee mën nga ko éviter te beneen affaire dafa am. mën nga Covid du feebaru gàcce. parce que ni nga koy amee. mën na bañ nekk sax ki gàcce tey say mën nga laal buntu bi bàyyi fa dara ma teg sama loxo après mu dal ma donc man amul càggante bu wóor. donc ñun dañoo war gën a bàyyi xel suñu bopp. bàyyi xel suñu bopp aussi. mi ngi commencer si ñu discipliner. gis nga tey macha allah Chine nu mu bëree nit. même bu fa Covid bi demee dañu appliquer ñoom seen discipline. pour rey ko même bu fekkee des na. donc ñun qu'est-ce qui nous empêche sama xalaat bu gàtt ñu discipliner. tey say Ibrahima warul sol masque parce que gendarme bi mu ngi ci biti. non dama war sol masque parce que bu nga ko solul mën naa am maladie bi. Ibrahima dafa war buy raxas loxoom waru ko raxas parce que dañ koy obligé mu raxas ko dafa war a lax. buñ ma teree nuyu. c'est vrai que ñun am nañu ay culture ya nga xam ni nuyoo dafa am solo. mais pour un temps ñu rey jàngoro bi war nañ mën jël suñu mesure. jarul ñu nuyoo d'autant que ñun suñu diine. wala diine yu si bare. asalaamaaleykum doy na ci nuyoo chaleur boobu manqué wul. warul la pousse ngay joxe loxo. soo toogee tuuti raxas sa loxo. say njaboot aussi nga encadré leen man loolu laa gis man dama gis qu'on soit plus discipliné. même affaire couvre-feu ñu ni di xeex ci biti man gëm naa ni tey say ku am discipline. suñ la nee defal lii parce que pour éviter maladie bi war nga ko mën a def. donc man damay wax ñëpp. nañ gën bàyyi xel suñu bopp parce que ku wérul doo tal dara. waaw li ngay tal yëpp day fekk yow nga wér. donc nañ leen bàyyi xel suñu bopp ñu gën a discipliné. discipliné pour mu même parce que tey say. gouvernement ba nga xam daf naa la defal li pour ñu xeex li moom warul a gën bëgg sa santé. waaw yàlla na ko fi yàlla jëlee nag. parce que diis na trop te yàgg na metti na mais suñu borom mooy tege nattu. waaw yàlla na ko fi jëlee ci barke. amiin donc population bi nañu gën a respecter mesures barrières rek gën amaat discipline. parce que discipline si la lépp xaj. suñu amee discipline rek yàlla mën nañu dimbali mu gaaw fi jeex. donc Ibrahima. ñëwul si sa mot de la fin parce que émission bi yegg nañ ci cëppaandaw. sant bu baax Abdoul Aziz yéen ak seen structure bi yëpp. man maa leen di sant ndax dama gëm ni dangeen ma sopp rek moo tax ngeen yaakaar ne référence la en tout cas dinaa jéem parce que waaw góor day yokk ngóor. te man gëm naa ni yéen a ma gën tedd bu baax a baax ci jikko yëpp te ngeen nangul ma ni man. Daganois laa ci biir Daganois yi rek loolu rek doy na mbégte ci man. mala ak ngeen yaakaar ni war naa mën a influencer kenn ku mu mën doon donc man loolu da leen koy delloo di sant suñu borom bu baax Fama yow ma lay sant sama rak naa ko suñu maam ñoo bokk yaay. di sant samay waajur aussi. di sant suñu borom sànq moom laa ubbee nee naa rien n'est mérite tout est grâce. te moom tant que ñooy am grâce am rek. du ñu noppi di ko sant di sant. samay ñaari waajur sama papa sama yaay ndax doomu aadama bi boo koy gërëm danga war a gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jur yar man j'ai la chance samay ñaari waajur ñoo ma yar ba léegi su ma demee kër ga ñoom laa fay fekk donc li ngeen yaakaar ci man ci mbaax ak jub ñoom ñoo ko ci def di sant sama ay frères et sœurs di sant samay soxna ñooñu foog man sant leen aussi Hélène Yacine kooku Oumou Khari donc ak sama bépp xarit waaw mënu ma leen lim sinon ma juum mais képp ki nga xam ni di nga xam ni xaritu Ibrahima rek maa ngi lay xalaat di la gëmal ni su ma toogee fii comme disait l'autre quand je garde mon accent je parle comme vous su may wax ñoom laay waxal su may wax ñoom lu ñu def ci man ginnaaw samay waajur
ñoom laay waxal di sant aussi Dagana parce que Dagana li ma lii ak Dagana mi ngi suñu kanam. yàlla baax na man li ma lii ak Dagana. mi ngi suñu kanam tant que maa ngi desee benn noyyi. dinaa ko jox Dagana ak sama réew. incha allah. merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci teewlu bi tey nag yéen a ngi woon ci seen premier numéro Yaye Kane ñu dalaloon ci suñu frère bu baax bi muy Ibrahima Ndiaye ñu koy remercier bu baax encore une fois di leen wax ni rek maquillage bi tey ku fi jaar sama sœur la muy Kali nekk nag fii sa jàmm ga numéro téléphone am di 77 169 52 48 voilà ñu ngi foofu si côté Alpha Mayoro Wele bi di gërëm di sant bu baax a baax équipe bi nga xam ne ñu ngi nekkoon sama gannaaw di réaliser émission bi di leen jox di daje ba beneen yoon ak beneen invité incha allah.